أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه الكرام mbokk yi nga xam ni yéen a ngi bàyyi xel ci seen jataay bi tudd doxantu wala émission bi tudd doxantu tey jii comme nañ ko baaxoo defee ci samedi bu nekk ci 21h ñu ngi jëm fële ci Dakar di fa fekk gan goo xamante ni kër gi xam na ko waaye itam waa kër gi xam nañ ko muy suñu sirist bi di docteur Ibrahima Thioune doon doomu daara waaye doon boroom xam-xamam itam màcc jëm ci wàllu droit ñu bëgg a ànd ak moom tey jii incha allah ngir jéem a jàngat lii nga xam ni dañ cee jublu muy wàllu élection ak yooyu ci aju xam naa bu docteur Ibrahima nuyoo rek ñu daal di ñëw ci suñu laaj yu jëkk incha allah du ñàkk sax yeneen laaj yu ñu jiital ngir ñi nga xamante ni xamuñu gën a mën a xam docteur Ibrahima mooy kan ba war ñoo mën a defal jitaay bi danañ ci amal tuuti ay laaj docteur ñu ngi lay nuyu bu baax te di la ziar di wax ni waa alxaq saabit ñoo yable woon ci yow ngir ñu séq ab jataay ci suñ émission bi tudd doxantu ngir tomb yi ma junj lu jëm ci wàllu li ñuy tuddee ay élection lu jëm ci wàllu li ñuy tuddee magistrat yi conseil constitutionnel ak la ci aju ñooñ ñooy ñan fan lañ doore yaakaar naa junjoon nañ ko ci bànn annonce bi du jar ñu ci jaaraat waaye xam naa boo nuyoo rek ñu daal di ñëw ci jataay bi incha allah docteur bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صلي وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. waaw Serigne Fallou maa ngi lay nuyu di kontaan ci dalal bi émission bi nag yàgg naa ko topp man nii ndax daan naa dégg ngeen ci dalal ay borom xam-xam yu ràññeeku yu rafetu xam-xam maa ngi kontaan ci dalal bi waaye nag di ko booleeg njàqare gi mooy ay nit buñ la wóoloo nar laa laaj te sa xam-xam matiwu ko voilà budd da ngay am njàqare googu nag ma jiital mooy tax may ñaan li yànq ci wax ji ak di ci yàqu ñu dogal ma ci ngànt ndax sama jàpp ni sama xam-xam moo fa jotewul waaye lépp loo xamante ni sunu xam-xam jote na fa danañ ci def kéem sunu kàttan ngir indi ci ay leeral na ngeen ko sàkkoo jërëjëf. waa kay jërëjëf docteur Ibrahima ñu ngi lay sant bu baax a baax ci fas yéene gi nga fas yéene ànd ak ñun jotaay bi di njort ni mbokk yi danañ xam ni wax dëgg yàlla ku ko mate la docteur Ibrahima ginnaaw bi ñu daralee ñun tamit ñu dalal la docteur Ibrahima buñ bëggoon a xam ci ak njàlbéen moom mooy kan ci wàllu li mu jàng maanaam lan mooy juriste li docteur Ibrahima doon ak lan mooy docteur dañuy dégg ñu naan docteur Ibrahima ci gàttal nit ki fan lay jaar ba nekk docteur day jàng am bac après bac mu am ñum suivre yaakaar naa ba nekk ca docteur buñ nee docteur ba pare ni juriste loolu mooy lan te laaj bi mu nekk laaj bu yaatu waaye xam naa ngir tënk rek muy jëm ci docteur Ibrahima mii ñu dalal maanaam fan la jaar ba nekk juriste ak fan la jaar ci ëpp tënk rek bañ koy woowee docteur ñu doog a dugg ci jataay bi incha allah. salaamaaleykum wa rahmatullah. waaw Serigne Fallou man maay Ibrahima Malick Thioune juriste mooy ku jàng droit mooy ku jàng yoon. juriste nag da ngay jàng boo amee bac nga dem université boo demee université nga jàng droit léegi droit dafa am ay niveau yoo xam da nga koy am léegi niveau boo am rek dañ lay woowee ab tur bu dul ak loolu
diplôme bi ngay njëkk am boo duggee université di def droit mooy deuxième année nga koy amee. boo jógee deuxième année def licence mooy troisième année ñu lay wax licencié. boo fa jógee am maîtrise ñu lay wax maître. ku am maîtrise maître lañ koy wax ndax dañ naan admis au grade de maître moom lañu bind suñu diplôme yi. boo fa jógee nga def DEA diplôme d'études approfondies boo fa jógee nag nga présenter ñu jox la ñetti at pour nga présenter une thèse de doctorat. thèse de doctorat boobu nag ña ko am moom la ñuy woowe docteur d'état loolu moo tax docteur foofu la jógee. léegi nag ñu ngi ko gën a miin tur boobu ci ñi def médecine ñu naan leen ñoom docteur moom ci ñoom la gën a si waaye képp ku am doctorat ak foo ko mënti amee rek docteur nga. képp ku am licence ak matière boo ko mënti amee licencié nga. képp ku am maîtrise ak matière boo ko gën a amee maîtrise la. léegi nag turu maître boobu boo amee maîtrise duñ la woowee maître. maître dafa am ñu ko jagleel mooy avocat yi ak notaire yi ak huissier yi ñooñu nga xam ne ñu leen wooye des auxiliaires de la justice. loolu la man donc loolu laa def waaye laata loolu man daloon naa daara ba ma nekkee Njaareem ndax fa laa juddoo dal fa daara ba waaw ca daara ji sax laa jóge ñu dal di may indi l'école ma tàmbalee jàng naam sax ba may tàmbali jàng amoon naa ak yéex samay morom xawoon nañ maa jiitu ndax damaa nekkoon daara waaye mujj gi yàlla def na ma dab leen ca. ginnaaw loolu it am na yeneen jàng yu ma jàng ndax am naa ay DSS yu ma def jàng naa tamit leneen lu dul droit jàng naa philosophie jàng naa psychologie jàng naa communication waaw ndax yooyu daal yàlla dimbali na ma ci loolu daal mun naa ko wax ci présentation bi. waa koy jërëjëf docteur Ibrahima loolu leer na docteur Ibrahima ndax ci gàttal ba tey buñ bëggoon a xam kañ la nekk juriste kañ la am doctorat kañ la nekk docteur ak fi ne nii fan la nekk juriste la fan lay liggéeyee loolu itam xam naa mbokk yi déglu soxla nañ ko xam nag ñu daal di dugg ci solo si waxtaan incha allah. waaw njàngum droit bi moom noppi naa ci def en 2002 léegi diggante bi am na ay jaar nekk naa fi Crédit Mutuel nekkoon fa directeur juridique nekk naa fi Futurs Médias groupe bi man maa doon administrateur général bi jóge fa nekkaat directeur général adjoint benn banque fii Sénégal après ma yor sama cabinet bopp fi ñu toll tamit rek dama yor sama benn cabinet bopp bu tudd Actus waaye nag dinaay jàngale ci école yu mag yi fii ay Subdeco ay BEM ay ISM école yu mag yi ngay dégg fi yëpp naa fi jàngale waaw loolu daal jamono ji ci loolu laa ne am na nag ay ginnaaw loolu yeneen yëngatu yoo xam maa ngi ko yëngatu yu bokkul ci droit yu jëm ci wàllum communication ak ay mbind yu may bind boo ko seetloo sax dañ may invité lu bari ci ay émission lu ko demee ni Remi Ménage bu Alassane Samba Diop ak l'air du temps bii muy def nii daf ma fay invité daanaka man maay ñaareel bi nit bi mu invité waaw yooyu daal mooy samay yëngatu loolu mooy samay yëngatu. waa kay docteur jërëjëf xam naa yëf yi dana xaw a nuru dalal gan te bokkut c'est parce que ki ñu dalal ak li ñu war a waxtaane moo ko laaj waaye incha allah léegi ñu dugg rek ci waxtaan wi yaakaar naa fi ñu toll itam intéressé nit ñi pour ñu xam ko docteur ñu bari dañuy dégg damaa yor sama cabinet docteur yor sa cabinet par exemple man tey jël yitte laa fa waroon a mën a andi dégg naa fan yi passé ci xam naa domaine yooyu sax duñ ci duggut waaye daal ku naan benn cabinet boobu lan mooy liggéeyam parce que du ñëpp ñoo ko xam yaakaar naa am na ñu xam cabinet yi nga xamante ni avocat yi ñoo ko yor yooyu moom xam naa si dara parce que mës na maa jëflante ak ñoom mës na ma leen a soxla dem ci ñoom ndax docteur Ibrahima cabinet bi comme yooyu la wala am na différence wala waa alxaqu saabit ku soxla woon a ñëw maanaam jan soxla lañ war a mën a soxla ci yow ba war a mën a tax ñu seet si docteur Ibrahima ci cabinet am. waaw gis nga cabinet bi c'est un cabinet de conseil juridique et fiscal mooy koo xam ne xam-xamam dafa màcc ci droit ak fiscalité
mu ci xelal nit ñi avocat yi ñoom li ñuy gën a def mooy contentieux mooy mbir mi bu yeggee ba tribunal ndax droit yoonu Sénégal dafa tëral nii avocat yi ñoo am monopole de la postulation c'est-à-dire boo bëggee ñu waxal la dara juge bi avocat bi rek mooy wax ak moom lu dul benn tribunal bi ñuy wax tribunal du travail boo xam ne nit ki mën na defal boppam waaye yeneen yëpp procédure boo xam ne juge bi daf ci dara antu rek avocat mooy wax ak moom. kon xam nga li ngay jàngate foofu mooy avocat buy intervenir day fekk problème am parce que bu problème amul soxla wuñu ko ñu àtte léegi nag avant problème di am nit ki buy sumb mbiram nga bëgg a defar sa société wala nga am benn problème ak administration fiscale wala nga am benn contrat boo bëgg a bind wala nga sa société di dox nga am ay stratégie bëgg nga bëgg a bind contrat de travail yi wala nga bëgg a bind statut yi wala lépp loo xamante ne war nañ ko saytu mu am ci droit droit am ci yoon da nga xam ne war nañ la ko xool am na kenn koo xamante ne juriste d'affaires lañ koy wax mooy comme li ma doon man moom moo koy xool en amont nga xam ne yegsee guñu ci àttewukaay bi kon moom concepteur lay doon koo xam ne day tëgg ni mbir mi war a demee day xool loi yëpp nga ñëw ne ko man nangam laa bëgg mu defal la loolu ku nekk ak saa bi bëgg créer société bu ñëwee ci man danaa ko ne société bu mel ni nga war a créer wala bu mel ne wala bu mel ne wala mel ne wala nga am une procédure boo xam ne c'est pas une procédure contentieuse mi ngi mel nañ jël benn exemple ci exemple Ousmane Sonko bi mu joxe donc moom dafa am yeggaguñu ci juge bi dafa am ñoo xamante ni dañu séq ak administration problème am ñu gis koo xam ne dañ bëgg ni xam na tout ce qui touche au domaine tout ce qui touche au cadastre tout ce qui touche à l'organisation de l'État mu ñëw nag toppal leen ko tànk par tànk ñu régler ko à l'amiable avant ñu yegg ci juge bi waaye nag bu ñu yeggoon ci juge bi nag foofu Ousmane Sonko du fa mën a yegg parce que du avocat noonu laa demee daanaka sax baax naa wax Ousmane Sonko moom ñoo nekkandoo woon université Saint-Louis ñoo fa nekkandoo woon doon defandoo droit foofu moom nag moo ma jiitu woon benn at waaye loolu la cabinet loolu lay jëriñ conseil juridique loolu lay jëriñ mooy boo xoolee sax tubaab yi dañ naan nit ki gën entrepreneur wutkatu xaalis bi gën a ñàkk xam-xam ci àdduna bi mooy ki nga xamante ni am na lu muy def te waxu ci ak juriste c'est-à-dire bu fekkente ni da ngay dugg ci monde des affaires nga xam ne ay jëflante la nga xam ne day dem ba doy waar il faut nga wax ak sa juriste mu xool ni ñuy tëggee contrat bi ndax contrat mooy li nga xamante ni mooy lal jëflante nit ñi ci économie te dafa bëri ay sew-sew moo tax nga gis ñu sànq suñu jamono juróom-ñaari at di ko jàng rek boo ko jàng ba pare sax du tax nga mën ko dañ koy pratiquer nangami at pour mën a taxaw mbir am nga xool nuñ koy attee wala nuñ koy lalee noonu daal la demee. waaw kay jërëjëf docteur Ibrahima loolu leer na yaakaar naa ñu bëree bëri bunt yi commencé na ubbi ko ci ñoom pour ñu xam lan mooy juriste lan mooy cabinet xam naa loolu man amoon naa ci njàngat mu bëree bëri waaye nag dama koy leb ngir avancer ci émission bi docteur Ibrahima ñu ngi jublu li ñuy tudd ay élection ñu di ci tànn ay njiitu réew docteur Ibrahima élection nii ñu koy defee ci Sénégal wala ci monde entier bi rawatina Europe bi nga xamante ni rawatina France bi nga xam ne ñoo ñu colonisé woon loolu boo ñu doon tënkal élection fan la jógee ci rawatina Sénégal fi ñu sukkandiku ci élection fan la jógee lan nga ñuy wax noonu ko mën a tënkale élection fan la jógee ak yi ci aju ci ab tënk waaw. maa ngi jégoon nag sama connexion laa doon changé ndax tigu dafa naqari woon. waaw Serigne Fallou élection mooy fal mooy tabb léegi nag fu mu jógee Sénégal moom dañ ko doon ñun dañoo doon élection bi ñu amee suñu indépendance waaye ci ñan lañ ko doon ne mooy tubaab yi élection mi ngi fa commencé daanaka 1789 bañ defee seen révolution bu mag boobu léegi pour nga comprendre élection da ngay tàqalee li ñuy wax monarchie ak république mun nañ sax am parfois des monarchies républicaines waaye pour ñëpp comprendre il faut ma leeral loolu monarchie mooy organisation dundin wi nga xam ne buur a fay am mu ami dagam buur ba dañ koy donnante loolu mooy monarchie mooy nguur royaume comme Maroc wala Arabie Saoudite
foofu élection dinañ fay am mais beneen façon mais ay monarchie lañ ñun nag république lañu nekk république kiy jiite dañ koy fal dañuy woote fal ko loolu mooy origine élection donc élection mooy ni nga xamante ne ci la ñuy jaar pour tabb kiy jiite ci république loolu mooy élection France dafa nekkoon ci monarchie ba 1789 ay buur a fa nekkoon buur yi 1789 ñu daaneel buur bi toogaat na fa sax après dañ ko mujj rey évolution boobu moo indi élection mais élection mooy ni nga xamante ni moom la ñu war a jaar pour tabb kiy jiite ci démocratie républicaine démocratie mooy li nga xamante ni nguur la bu ñu tëgg ngir mu jëriñ nit ñi li ñu koy waxee rek c'est le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple muy nit ñi ñoo moom doole joobu ñoom ñoo koy dénk ki leen neex léegi ki leen neex nag ñëpp mënuñoo far fenn wala ñëpp contre kenn ñëpp pour ñu xam kan mooy jiite ñëpp dafa am ñuy laaj ñu samp seen ndënd laaj bu ñu sampee seen ndënd laaj pour xàjjali leen ñaar moo am ñu xeex kenn gañe comme loolu amatul léegi nag dañuy woote dañuy naan nañ woote bu ñu woote bi ñuy woote moo tudd élection loolu mooy élection boo xoolee sax ci l'islam am na ko parce que boo xoolee Aboubacar Sadiq kenn tabbu ko dañu def élection moom Saad ibn Ubaada gañe Saad ibn Ubaada perte Aboubacar Sadiq nekk xalif kon nitu daara yi miin nañu loolu ci taarix loolu mooy élection léegi nag élection yi dafa am nuñ koy organiser élection bi niñ koy organiser Sénégal nga xamante ni suffrage universel direct la bokkul ak niñ koy organiser feneen comme États-Unis nga xam ne suffrage universel indirect la parce que dañuy jaar ci ay grands électeurs mais loolu tamit am na lu ko waral li tax ñuy jaar ci grands électeurs yi États-Unis am na lu ko waral parce que États-Unis ni ñu dëkkee dafa am dëkk yoo xamante ni ñoo ëpp nit yeneen dëkk yi kon bu fekkoonte ne dañuy def suffrage universel rek am na ñoo xam ne bu ñu gañee 10-15 états rek ci 50 états dañuy gañe fépp léegi nag ñu ne comme bugguñu ñenn ñi rek wooteel président te dañ bëgg ñëpp bokk dañuy wut benn système boo xamante ni dañuy nattale nit ñi ni ñu toll ñu jox leen ay baat yu toll noonu comme ça ñu créé grand électeur bi day am ay baat yoo xam ne moom lay gàddu pour mun ko woteel kii bëgg dem président donc ñoom suffrage universel indirect la am na tamit beneen sew-sew boo xam ne daf ci am mais loolu ci mode d'organisation du pouvoir la nan la ñuy organiser pouvoir yi ñii di wax régime présidentiel ñii di wax ay régime parlementaire xam naa day xóot mais mun naa ko yemale fii ci élection yi bu amee leneen lu leerul rek ma leeralaat ko. ok d'accord docteur Ibrahima waxtu wi laay bañ sinon audio bi mun naa ci am njàngat mu bëree bëri. waaw li nga wax nii ni nga ko waxee ñun doomi daara yi xam nañ lan mooy élection à travers jaayante muy almubayaa nga indi ci misaal ci Aboubacar Sadiq bi fi yonent bi alayhi salaatu wasalaam jógee ñu bëri dañoo ñëw jaayante ak moom mu nekk président mu nekk xalifa ndax jamono bu tur boobu moo amoon kon ci l'islam xam nañ ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam nit ñi dañoo jaayante woon ak moom ci dégg ak topp alxuraan àdduna ci xadis yu bëree bëri yonent bi alayhi salaatu wasalaam bëri na xadis yu ñu askanaleel mu wax ni nit ki dafa war a jaayante waaye bañ a génn ci jaayante ga donte xadis yooyu am na ci ay yenn yu ñuy jam docteur jërëjëf loolu leer na kon laaj bi ci topp mooy li ñuy tuddee conseil constitutionnel dafa mel ni moom rolam ci élection dafa rëy lool ñooñu moom ñooy ñan ndax tur boobu rek lañ mës a tudd ndax daanaa dégg bu njëkk ñu naan onel ak yooyu ñooñu lan mooy seen rôle ci élection ñoom conseil constitutionnel ak ndax tur boobu rek lañ mës a tudd ñoom it lan mooy seen jaar-jaar rawatina fii ci Sénégal. waaw sëñ Fallou gis nga ci droit mbir mu ne dafa am juge bu koy àtte bu fekkee affaire commerce la tribunal du commerce moo koy àtte boo fekkee affaire liggéey la tribunal du travail moo koy àtte bu fekkee affaire tas jabar ak yooyu tribunal d'instance moo koy àtte
bu fekkente ni affaire élection la nag conseil constitutionnel moo koy àtte bu fekkee tamit lépp lu jëm ci constitution bi conseil constitutionnel moom moo koy àtte conseil constitutionnel nag 92 la am Sénégal 1992 avant lépp kii moo ko yoroon cour suprême léegi ci biir cour suprême tamit amoon na ay formation cour suprême moo doon joué rôle conseil constitutionnel en 1960 bi yegsee ba 92 ñu def benn réforme boo xam ne daf fi jëlee cour suprême ñu am ñeenti pàcc mooy juridiction yu mag yi muy conseil constitutionnel cour de cassation conseil d'état ak cour des comptes bu nekk am loo war a def conseil d'état moo xam ne mooy compétente en matière administrative lépp loo xam ne ay état aju na ci état bi conseil d'état moo ko doon def léegi ñu indiwaat nañ conseil constitutionnel donc conseil constitutionnel loolu mooy rôle am c'est vérifier la constitutionnalité des lois bu fekkee ne dañu jël benn loi kii juge bi nga xam ne mooy saytu ndax loi bi dëppoo na ak constitution bi mooy conseil constitutionnel juge bi nga xam ne tamit bu élection amee muy élection législative wala muy élection présidentielle wala muy référendum ki nga xam ne moom mooy seet ndax loolu jaar na yoon moom mooy conseil constitutionnel ONEL nag du organe judiciaire ONEL mënul àtte ONEL autorité administrative indépendante la boo xamante ni dañ ko teg rek pour mu saytu élection yi teguñu ko pour mu àtte élection yi ONEL dañ ko teg pour mu am ay représentants fu ne ñu xam ne bureau de vote yaa nga fa carte yi yegsi na nit ñaa ngay voté rassembler affaire yi jox ay xool ndax élection yi jaar na yoon loolu rek organisation élection yi en réalité moo tax ONEL jóg mais juge bi nga xam ne mooy àtte moom mooy conseil constitutionnel conseil constitutionnel nag dafa nekk ci processus bi moom commencement bi moom mooy valider candidature yi léegi tey di ngeen dégg mu génnee benn décision ne ñii ñooy candidat moo te pour mu wax ñii ñooy candidat dafa war a def ay vérification moo tax muy xool casier judiciaire ndax kii mës nañu ko condamné nekk yooyu ndax bu dee parrainage bi mu ci duggee ñuy xool ndax parrainage bi mët ne moom mooy def validation yooyu après muy rendre benn décision ne ñii ñoo ci bokk bu ñu demee def élection ba pare conseil constitutionnel mooy proclamer waat résultat yi loolu mooy conseil constitutionnel am na nag ci dëkk yu bëri ndax comme ñun nag léegi Sénégal dañ ko donnee France waaye am na yeneen compétences yoo xam ne c'est des compétences un peu plus techniques et juridictionnelles nga xam ne normalement su amee conflit de compétence entre deux juridictions ndax comme waxoon naa la ni képp koo xamante ni dafa am lu muy attelu war naa gis juge bu ko attel waaye bu demee ci juge nangam juge boobu ne man mënuma ko atte mu dem ci juge nangam juge boobu ne mënuma ko atte conseil constitutionnel moom mooy jouer rôle de tribunal des conflits bu dee France nag dañu am benn tribunal carrément bu tudd tribunal des conflits ñun nag amuñu ko waaye conseil constitutionnel mooy jouer rôle boobu loolu daal mën naa la ko wax ci conseil constitutionnel ay membre am tamit décret présidentiel lañ leen di nommé membre yi daf ci am ay magistrat ak ñoo xam ne duñu ay magistrat am day ñetti magistrat lay doon tamit bu njëkk ñetti magistrat la daan doon léegi 7 lañu waaye bu njëkk ñetti magistrat lañ daan doon ak ñaar ñoo xam ne ay prof universitaire léegi yokku nañ ko magistrat yi dañuy yokku tamit ak ñi nga xam ne duñu magistrat dañuy yokku waaye ñun ñëpp président moo leen ni nommé par décret présidentiel. ok docteur Ibrahima jërëjëf ci leeral yu am solo yooyu kon xam naa laaj bi ci topp mooy conseil constitutionnel dafay mel ni ñoom ginnaaw bi ñu xamee ni ñu am solo lañ ci wàllu élection parce que ñoom ñoo yor lépp sax ndax ñoom ay magistrats yu indépendance lañ ñu am indépendance lañ ci li ñu def wala déet ndax loolu nga juñu itam parrainage ni ko ñenn ñu bëree bëri jame tuuma rawatina doxinu conseil constitutionnel ndax loolu mënees na ko njort wala déet ndax ñu indépendance lañ ñoom waa conseil constitutionnel ndax wàllu parrainage bi itam ni ñu ci doxee mënees naa njort ni lu baax la wala boog tuuma yi ñenn ñiy wax ni conseil constitutionnel duñu ay informaticiens bu ñu paramétrer benn machine ba pare jox leen ko mën naa tax ñu juum ci fichier bi ndax loolu mën nañ ko séntu wala dañuy jàpp ni ñoom li ñu doxal noonu la. waaw sëñ Fallou ñetti laaj nga laaj ci benn laaj mooy mbirum parrainage mbirum indépendance justice ak affaire informaticien yooyu ñu def ko par benn bu njëkk bi mooy mbirum parrainage moom sama position leer na ci
parrainage am na léegi dugg na ci droit wu Sénégal dañ koy nangu waaye ca ñoom baxtal la bañ koy tàmbali man newoon na li parrainage dafa woroo ak constitution bu Sénégal lu tax woroo bi mi ngi taxawoon ci ni constitution Sénégal article 103 dafa ne am na loo xam ne kenn du ko laal ci li mu wax ni kenn du ko laal daf ci bokk déclaration de candidature yi léegi daf ci bokk mode d'élection yi mode d'élection bi dañ ne kenn du ko laal mode d'élection bi nag mi ngi tàmbalee ci déclaration de candidature boo nee mode d'élection kenn du ko laal te déclaration candidature bokk ci mode d'élection yow nga soppi déclaration de candidature bi nga xam ne léegi neew na fa mu nekkoon fa ko code électoral yemale yow soppi nga ko kon waroo nga ak article 103 constitution bi loolu laa ci mën a wax waaye nag comme loolu weesu na ba léegi droit bi nangu na ko kenn mënul def lu dul nangu ko benn bi mooy waral indépendance de la justice juge bu indépendant mooy juge bu moom boppam waaye ci lan lay moom boppam day moom boppam ci alal moom boppam ci xupp moom boppam ci pression sociale léegi nag Sénégal indépendance de la justice dafa am fenn rek fu ñu koy xoolee dañ naan nguur gi dafay juge ni indépendant yi parce que nguur gi lu mu leen sant ñu def ko ndax nguur gi da leen di ger waaw loolu lu ñu mën a dégg la waaye du magistrat yëpp waaye beneen façon bi nga xamante ni juge duñ ci seen moom seen bopp mooy pression sociale bi ñu leen di teg nit ñi di wax bërki dem gis naa ñu jël ay magistrats yi nekk conseil constitutionnel jël seen photo def ko mais pression boobu day tax juge bi du indépendant parce que juge bi nu mu indépendant wee ci xaalis noonu la war a indépendant wee ci groupe de pression yi donc loolu tamit lu jar a seet la beneen bi mooy affaire informatique yooyu loolu moom waxu naq sa kan nag lay wax daal saret la parce que juge bi dañ ko ne pour mu juger il peut recourir à tout sachant képp koo xam ne xam na juge bi war naa mën a dem ci moom laaj ko kon bu fekkee dañ ne juge bi du informaticien kon bu amee bu dul élection mu am ay informaticiens yu am problème ban juge moo koy àtte juge bi tamit jàngul pétrole bis bu amee problème ci pétrole bi ban juge moo koy àtte juge bi xamul affaire avion yi bu ñu amee ay problème kan moo koy àtte kon juge bi du médecin bu amee ay problème ci médecine même juge moo koy àtte kon comme juge bi xam nañ ni jàngul loolu dañ ko ne mu dem seeti koo xam ne jàng na ko pour mu ñëw waxal ko moom la ñuy wax des experts yi dañuy am rôle bu bari ci justice ñii seetaan film américain yi sax dañ ko gis ndax da ngay jékki-jékki ñu ne kii dafa wér ak kii dof laak yooyu du dof avocat bëgg a plaider loolu juge bi day wooyu benn psychologue ndax juge bi du psychologue bi nga xam ne day assermenté wax kon kay conseil constitutionnel bu ñëwee tegal ko ay machine informatique waxuñu ni juge seen bopp ñoom ñooy nekk ay informaticiens waaye dañuy wuti ay informaticiens ngir informaticiens saytul leen ko informaticiens yooyu nag dañuy am responsabilité boo xamante ni bis bu ñu deful li ñu war a def ay daan da leen cay topp noonu la demee. waa kay jërëjëf docteur Ibrahima kon leer na kon mën nañoo jàpp ni Idriss Seck bu conseil constitutionnel ne dafa manqué woon 8 voix fële ci région Ziguinchor loolu ni ko ñenn ñi jàppee bëgg a wax ni état bi moo ko doon jéem a tuutal wala yooyu demewut noonu bu nee Madické Niang dafa manqué woon 2000 voix ba pare dafa yéex a jóg ci wàllu parrainage mais bi mu indee bi ñu xoolee ne ni yëpp baax na ñu ni Malick Gakou dafa manqué woon yaakaar naa 3000 côté yooyu mais bi mu ñëwee bi ñu xoolee baaxut mën nañu njort ni loolu xool nañ ko ci dëgg-dëgg juge yoo xamante ni am nañ indépendance ay information lañ ba gis ni ñii mënuñoo jàll parce que Madické Niang dafa baaxle donte lim manqué le woon bari na Gakou yi itam lam indi lam yu bari dañuy gis ni dafa baaxut Bougane Gueye Dany mi teel a jóg am ay parrainage yu bari kon léegi ñun li ñu war a jàpp te rafete ko njort mooy conseil constitutionnel loolee mu dogal lu nekk la wala ba léegi mën nañoo am dut bu ñuy am dut kon fan lañ koy war a teg bu fekkee gëm nañ ni ay magistrat yu indépendant lañ benn bi ci des itam ñoom du question ni ñoom rek ñoo doon xool loolu waaye jël nañ ñu seen xam-xam màcc jëm ci wàll wi kon war nañoo mën a jàpp ni buñ nee diw dafa manqué le buñ nee diw dafa matle wala ba léegi nit ñi sañ nañoo am dut ba léegi bu fekkee laaj bi leer na docteur. waaw Serigne Fall droit dafa tëddee noo xamante ni
du science du 1 plus 1 égale 2 ay texte la yu ñuy interpréter rek dañuy bind texte bi nit joxe ci seen xalaat loolu moom nit daara war nañ ko xam gis nga day am benn nafs bu ñëw bu rot wala benn hadis wala benn aaya sax bu rotee nga gis boroom xam-xam yi ku ne déggee ci lenn ci loolu bu fekkente ni ci waxi sa boroom ak waxi yonent yi loolu la mën a am ci loolu mën na am loolu mën na ci am wute yooyu massa droit bi nga xam ne ay nit rek ñoo toogoon bind ko bañ koy bind am ay orientation yu am ay circonstances yu taxoon ñu bind ko léegi loolu droit am na possibilité bu fekkee une décision est prise ñu am recours sauf en matière constitutionnelle c'est-à-dire ci conseil constitutionnel les décisions du conseil constitutionnel sont insusceptibles de recours c'est-à-dire que ce conseil constitutionnel bu xasee bu wax amul benn juridiction bu nekk ci kawam bu mën a dajji wax jooju day sax te day imposer wu à toutes les autorités politiques et administratives du Sénégal loolu mooy sunu droit. léegi nag ñun après bu fekkee décision bi génn ba pare après ay critique dañuy bind da ngay gis ay livres yoo xam ne day def junni page nga xam ne doctrine nekk la ñuy critiquer ay décision loolu day am naka jekk droit noonu la mës a doxee naka jekk léegi nag dafa am leen loo xam ne politique daf ciy dugg li ma doon waxu droit léegi nag bu ci politique duggee dafa am benn affaire boo xamante ni tamit lu ñu war a seetlu la damay joxe exemple souvent ci benn waay bu ñuy wax Mamadou Diop Decroix bi ñuy wax ni Ablaye Wade mën naa am beneen mandat ak mënu ko troisième mandat Mamadou Diop Decroix ci ñi toogoon doon wax ni Ablaye Wade mën na am beneen mandat ci la bokk te booba conseil constitutionnel amoon na indépendance kenn geru ko ci ay bëtam tey nag moom ci ñuy wax ni Ablaye Wade que Macky Sall dafa ger conseil constitutionnel indépendant wul moom ci la bokk kon da ngay xool ni politiciens yi conseil constitutionnel bu leen arrangé mu baax bu leen arrangé wul mu nekk lu indépendant wul waaye loolu moom ay waxi politiciens rek bu fekkee dañ del si droit rek di xalaat di gis conseil constitutionnel décision bi mu jël nii juriste boo xamante ni juriste la mënu koo teggi benn yoon ci droit rek bu la neexee nag ñu waxtaan ci droit article par article ne article bi lii moo ko dal article lii moo ko dal même ci décision wu Khalifa Sall bi ñu bëri par exemple décision de radiation bi ñu ko radié au niveau de l'Assemblée nationale ak invalidation bi ñu invalidé kiiwam candidature am juriste yi dafa am ñoo xamante ni dañuy jaawale ñaar décision définitive ak recours c'est-à-dire une décision en matière pénale elle est définitive bu fekkente ni cour d'appel bi prononcé wu na parce que cour suprême du prononcé wu ci fond bi ci droit bi rek lay prononcé xaaral loolu foog moom ma leeral ko droit boo amee sax luñ lay atteel da ngay dem ci benn juge bu nekk tribunal d'instance mu atte boo fa jógee boo d'accordul nga dem cour d'appel bu la cour d'appel daanee boo d'accordul da ngay dem cour suprême léegi nag cour d'appel ak première juridiction ba ñoom ci mbir yi ni mu demee la ñuy atte waaye cour suprême du atte ci mbir yi ni mu demee moom day xool ndax loi bii ñu jël appliqué ko ndax bu baax bi la bu dee bu baax bi la ni ko juge bi appliqué ndax noonu la wala du noonu kon du juridiction de fond juridiction de droit la loolu tamit dañ koy fàtte kon la décision ba day définitive maintenant mun na arrivé cour suprême bi ne cour d'appel bi li nga àtte baaxul bu boobaa loolu la ñuy wax casser on casse la décision pour renvoyer à la même cour d'appel autrement composée wala à une autre cour d'appel noonu lay demee waaye tegul ni décision cour d'appel boobu exécutoireul c'est une décision qui est toujours exécutoire lu ñu mën a jëfandikoo la waxuma la sax décision cour d'appel waaye décision première instance juge bi mën na ko wax ba pare ne ordonné naa exécution par provision bi atte naa ko xam naa ni mi ngi dem feneen te ñooñu mën nañ daaneel atte waaye terewul man juge nee naa la am na loo ci mën a doxal loolu droit dafa am ay loo xamante ne code de procédure civile code de procédure pénale ñoom dañ ko tëral mu leer bu ci politique laxasoo nag wax ji day jaxasoo nga gis koo xamante ni di taxaw fee di wax wala nga gis juriste boo xamante tamit yàngam bëndul muy wax bu ko defee xelu nit ñi lënt waaye buñ ko delloosee ci yoon rek nii mën a wax noonu lay demee. waaw kay jërëjëf docteur Ibrahima ndax ci loolu mënees na cee déggee ni kon
liste provisoire bi ñu génne wax ni Khalifa Sall mënut nekk candidat loolu ci yoon la tege bu ñëwee suba maa ngi jégalu ci ñi nga xamante ni Khalifa mooy seen candidat peut-être man ci laa waaye fi ma taxaw pour laaj day tax du moom mën a waxe neen ni maa ngi jégalu ci li ma bëgg a wax ndax bu ñëwee suba nii liste biñ génne woon moom lañ dëggalaat Khalifa mënul nekk candidat ndax réew mi dañoo war a gëm ni loi moo wax ni réew mi mënul nekk candidat moo wax ni Khalifa Sall mënul nekk candidat mu simple wala tëkku yi ñu dégg ak yooyu bon dañ koy war a bàyyi xel. ñaareel ba itam bu ñaareel bi Karim Wade ak kaam ni mu demee niñ ko génnee ak yee ca xew yëpp waaye loolu taxu ñu jóg déggoon nañ ministre de la justice au temps ci jamono boobu mu wax ni Karim Wade pertul benn droit am ci wàllu élection ñu gis ni dem na bindu ji pour nekk candidat ñu gis ni wut na ay parrainage am baax na mu jàll waaye bi ñu ñëwee ba ci keroog dimanche wax nañ ni génn nañ ko mënul nekk candidat yooyu itam ndax mënees naa njortu ni ak fu mu mën di jaar ak wax ji lim ci bare loolu tege na ci yoon wala politique mën naa rax ci biir loolu itam xam naa ñiy déglu soxla nañ ci am seen xalaat. ok ñiy déglu laa bëgg a wax ni soxla nañ ci xalaatu juriste yi yéen borom xam-xam yi ci loolu. ndax it nag ba tey ndax ñee ngi séntu ni mënees naa dugalaat ñeneen ci ñi nga xamante ni dañ leen a baaxe woon ginnaaw bi ñu saytoo mënees naa dugalaat keneen génnewaat ñeneen ci liste provisoire bi ñu génne wala njort nañ ñi xasoon génn ci liste bi dañuy jàll ndax mënees naa génnewaat ñenn ci ginnaaw bi ñu saytoo gis ni diw mi mënul dem dugal koo xamante ni seen njëlbeen dañoo gisoon ni mënta dem waaye ñu dem ba gis ni mën naa dem ñu dugalaat ko ndax loolu mënees na koo séentu ci li nga xamante ni moo xew suba mënees na koo séentu mooy ndax loolu cosaan la ci wàllu conseil constitutionnel doxe noonu wala leneen lu mel noonu. waaw sëñ Fallou yaa ngi ma dégg bëgguma woon wax ci politique waaye dinaa ci wax mais dafa am lu ma war a leeral que ci état wu droit bi fi mu toll tembe conseil constitutionnel dañ ko ne pour mu procéder à des vérifications bi muy xool def vérification données matérielles yi mu am dafa gis ni candidat bi ñuy wax Karim Wade amul il n'est pas inscrit sur les listes électorales te code électoral dafa ne munoo nekk éligible te nekkoo électeur c'est-à-dire munoo laaj baatu nit ñi ngir ñu fal la te doonoo ku mën a fale ku mën a sànnib carte kon Karim Wade cas boobu la nekk dinaa ci dellusiwaat Khalifa Sall dañu ne bu code électoral bi dafa ne su fekkee da nga am une décision boo xamante da nga am une condamnation boo xam ne dafa supérieur à 5 ans munoo da ngay perdre automatiquement ses droits civils donc munoo nekk candidat à l'élection loolu dal ko parce que la décision de la cour d'appel en matière pénale est définitive à l'endroit de Khalifa Sall loolu mooy li nga xam ne droit moom la wax tamit conseil constitutionnel moom ñi mu jot a tabb nii lañuy xool ndax kuñ ciy wàññee kuñ ci waaye kenn mënu cee yokk loolu tamit foog mu leer mooy buñ ko xoolee bëtu politique waaye dama ciy def comme affaire bi droit la dama ciy def benn taxaw seetlu rek gis nga dafa am loo xamante ni boo ko xoolee xel mën na cee teey mooy Karim Wade yow yaa ko tëj toppee ko ay milliards yu bari yu mu sàcc ma fàttali ni Karim Wade tëjëm daanaka demande sociale la woon nit ñi dañuy fàtte rek waaye Karim Wade doon na fi buur di bu mi ba nit ñi sénégalais yi bëggatuñ koo gis am na sax ñuy léebu ne Abdoulaye Wade bu ñàkkee pouvoir am Karim Wade moo tax benn donc Karim Wade biñ ko tëjee tëjin wi am na tey na xel parce que ñu ne woon ñëpp dañ leen di tëj moom rek lañ ci tëj moom rek lañ ci woo moom lañ ci tëj waaye boo jàppee nit ki tëj ko nga tëj ko génnee ko gracier ko biñ ko gracier nga jox ko passeport diplomatique jox ko avion privé mu génn réew mi
kooku boo delseewaatee ne mënul bokk ci élection yi day tey xel ndax day wóoroog la nga xam ne defoon nga ko waaye da ngay xam ni réew moomul boppam am na ay négociations yoo xam ne peut-être moo contraindre président de la république mu jël décision yooyu mais tamit kooku bu fekkente ni candidat la nga jaarale ko foofu ba xañ ko ay droit am dafa mel ni da ngay tere koo xamante ni mënoon na laa sonal mu bokk loolu jàngat boobu it mën nañ ko am ci Khalifa Sall ndax Khalifa Sall du moom rek moo yoroon caisse d'avance ci meeru Sénégal yëpp waaye moom rek lañ ci topp foofu tamit am na loo xam ne droit moom la wax li droit wax mooy président de la République dafa am ñaari pouvoir astafurlah du sax président de la République ci administration bi dafa am ñaari pouvoir yu fa am dafa am benn pouvoir bu ñuy wax pouvoir discrétionnaire ak beneen pouvoir bu ñuy wax compétence liée pouvoir discrétionnaire mooy lépp mët na waaye yow yaay xool ni mu la neexee rek nga décider mi ngi mel ni bu ñu jëlee benn rapport jox ko président de la République yoon tegul ci ndodd président de la République par force mu jël ko topp kooku moom mooy xool bi ko neex rek mu topp ko benn dafa am tamit li ñuy wax compétence liée mooy bu lii mëtee rek da nga ko war a def mooy ki nga xam ne mooy joxe carte d'identité nationale nit ki bu amee at yi ko waral rek nga xam ne am na këyit yi ko waral kay joxe carte d'identité nationale bi amul sañ-sañu bañ kon compétence liée la am foofu daf ko war a def fa la budd donc ñaar ñoo ci kaawu Karim Wade bi poursuite bi ni mu demee ci droit IGE inspection générale d'État dafa def benn contrôle bi mu defee contrôle bi mu transmettre parce que inspection générale d'État présidence mooy kilifa am di ko président yilifee mu liggéey sant ko liggéey bi mu ko sant liggéey dafa del ci moom ne ko lii nga ma santoon ci liggéey bi lii laa fa gis léegi nag ci loolu président daf koy neex mu topp mu ñàkk ko neex mu bañ a topp suñu droit moo tëddee noonu foofu tamit yànq la boo xam ne xam naa ci ñuy war a changer tamit yooyu ci la bokk mais li nga xamante ni mooy teexel foofu mooy ne Khalifa Sall dafa fésaloon ni moom dafa bëgg a nekk président de la République bi mu fésalee ni dafa bëgg a nekk président de la République ñu xoqatal ko ba génnee ko ci élection yi wala tëjali ko ba élection yi passé loolu lit mën naa teexel ci kuy def analyse politique ne kii de dañ koo génne ci élection yi waaye bu ñuy def analyse juridique nga xam ne droit rek la ñuy xool amul benn yoon ci sama jàngat bu ñu teggi yoon ci mbirum Khalifa Sall xoolal sax CEDEAO cour CEDEAO ba muy daan Sénégal dafa ne respecté wuñ droit am waaye waxul ni Khalifa Sall dafa war a génn effectivement am na ci ay ni ñu àttee Khalifa Sall am na ci ay yànq-yànq waaye yànq-yànq yooyu nga xamante ni moo am ci àtte bi mabbulul daan yeen ko teg loolu tamit dañ ko dafa war a leer parce que damay dégg ñu naan la CEDEAO waxoon day tax ñu libéré Khalifa Sall déet waxul loolu CEDEAO mosul wax nañ libéré immédiatement Khalifa Sall dafa ne Khalifa Sall am nañ ay àqam ak yelleef yoo xam ne respecté wuñ ko ci procédure bi kon procédure bi dañ ko cee war a fay xaalis ba defe naa sax ñu ngi koy waaj a fay pas ñu fay ko ba noppi léegi loolu noonu cour bi wax mu waxul fenn ci dispositif am ni déet lii Sénégal atte baaxul ba toll ci ni dañu war a bàyyi Khalifa Sall mais foofu tamit boo xóotalee ba tamit da ngay xool boo xóotalee ba dafa am loo xamante ni yow nga nekk juridiction bu mag am na yenn yoo xam ne bu la ko sa naatangoo waxee da ngaa war a defaraat sa toogaay man su ma doon juge sénégalais damay réitérer procédure bi dama naan kon nii lañ ko bàyyi tàmbaliwaat sofaat waaye comme demeewul noonu nii mu demee droit nangu na ko. waaw kay jërëjëf docteur Ibrahima xam naa li ñuy faral di wax ni droit dafa sew te ñoom Cheikh Baye di ko wax ni fiq dafa sew te mooy atte loolu am na yonent bi alayhi salaatu wasalaam sax xam na ni atte lu jafe-jafe la bay ñu ngi wax ne nee na attekat yi ñett lañ ñaar yi ñu ngi ci safaan la te kenn ki mi ngi ci dansé kon atte ci boppam mooy doy war rawatina nag buñ demee ba mujj jamono rawatina atte yoo xamante ni wala ay luwaa yoo xam ay nit ñoo ko xalaat fiq sax yenn saa nga dégg ñoom Cheikh Baye borom xam-xam ñu téere fiq yi war nañ ko bindaat parce que parfois ñu ko doon bind circonstances yi ñu ko bindee ak jamono bañ doon dund ak jamono yi day wute loolu am solo la xam naa am nañ fi ñetti mbokk yu def ay laaj dañuy dugal seen laaj yi bu ko defee ñu yëkkati jotaay bi ba suba wala beneen yoon rek bu la ko jot gi mayaatee ñu jéem ko àggale ndax ku ne xam na ni dëgg-dëgg waxtaan yi sax àgguñ ci donte fi nga toll moo am solo lool te mënuñu ko romb
incha allah maa ngi dugal laaj yooyu ak benn laaj bi muy mujje ñu doog a yëkkati jotaay bi am naa fi ñetti laaj yu ay mbokk laaj ci suuf. waaw asalaamaaleykum. conseil constitutionnel waaw mën naa conseil constitutionnel fi ñu toll tembe mën naa wàññi jën ci candidat yi parce que liñ doon def moo dañ doon segg parrainage rek xool ndax ñi nga xamante ni loi parrainage ni mu tërale woon ndax nit ñi respecté nañ ko bu amoon segg bu njëkk waaye léegi conseil constitutionnel mën na dem ci biir càmbaram gis ni am na leneen loo xam ne moo yànq ci dépôt de candidature yi mu dàq candidature yooyu loolu boobu mën naa ne waaw beneen bi mooy sondage moom loi Sénégal da koo araamal c'est-à-dire amul sondage moom mënta ne leneen tamit am na loo xam ne man lu ma seetlu la mooy dafa am lu bari loo xam ne dañ koy jaxase fi ñu toll tembe dañoo jël Sénégal yemale ko ci Facebook ak Ndakaaru te man Facebook am na lu ma ci gis loo xamante ni loolu moom mooy naxee mbaay dëgg da ngay gis benn waay bu ubbi 50 compte wala 60 compte yoo xamante ni da koy jël par kenn boo ko xoolee da ngay foog ne nit kooku 50 personnes ñoo ànd ak moom nekkate benn nit la loolu moom lu ma gis la lu ma seetlu la sondage yi moom man mënu ma cee wax comme nee naa la loi wu Sénégal da koo tere loi wu Sénégal da koo tere kon amul benn sondage buy fiable même bu fekkoon dafa am sondage buy fiable sondage wax na ba tey ci dëkk yi nga xam ne ñooñu gën a développé fuuf ne nangam mooy am loolu waru ne diw mooy nekk président ñu dem ba kii mu daanu yu metti ma nga mel ni Lionel Jospin bañ koy éliminer premier tour sondage yëpp dañ ne woon waxuma la premier tour waaye moom sax mooy nekk président waaye gis nga yeggul sax deuxième tour loolu moom sondage moom du wax yu sondage moom luy juum la ndax ni ñu koy defee la ay échantillon la rek du nit ñëpp la ñuy laaj dañuy nattale rek laaj nangam ci ay nit loolu ñu wax rek ñu leen loolu foofu la not jëme loolu sondage moom noonu lay demee. waaw sama sëriñ na nga def li ma doon wax ci njëlbeen gis nga conseil constitutionnel juge des élections la bu fekkee ne nag da ngay bëgg a laaj ndax nit mës naa joteeg état ñu dem ci tribunaux ya masalan cour suprême wala conseil d'état wala tribunal régional ca ba muy am ñu daan état loolu moom am na lu dul jeex du wax jeex du xaaj waaye bu fekkee en matière constitutionnelle la mooy loolu nga waxoon nga xamante ni Abdoulaye Wade dañ ko tere woon mu dugal photoom loolu conseil constitutionnel waroon na fa ak nguur mais li nga xamante ni dañ ko war a comprendre gis ngeen dafa am foo xam dañu fay juum Sénégal du état bu màgget état boo ko doon xool ci atam état bu ndaw la conseil constitutionnel bi élection présidentielle booy xool amul fukki yoon Sénégal fukki élection présidentielle amagu fi kon affaire élection ak yu bëri Sénégal ay xale lañ ci ndax boo xoolee Sénégal ñaata élection ñoo fi am mooy élection yi nga xamante ni amoon na ay candidat yu mooy Ablaye Wade dem na ñaar ak Abdou Diouf Ablaye Wade demaat benn Macky Sall dem benn ak bii ñuy demaat loolu moo fi am élection yi fukki élection amagul Sénégal kon bu ñu toogee ne dañuy comparer Sénégal ak dëkk bu mel ni France nga xamante ni nangami président am nañ fa ak dëkk bu mel ni États-Unis nga xam ne ñu ngi seen 45e président problème dafay am problème bu mag a mag dafay am conseil constitutionnel dafa nekk juridiction boo xamante ni problème yu bëri am na ci premier problème bi nga xamante ni man en tant que juriste moom laa xam mooy conseil constitutionnel juge yi fay nekk ak personnalité bi ñu fay dugal nga xam dañu ay juge c'est pas forcément des spécialistes du droit constitutionnel donte texte bi dafa ne dañu war a am ay compétences en droit constitutionnel parce que droit dafa bëri dafa yaatu c'est-à-dire droit bi bu ñu ko tegee nii mi ngi mel ni médecine da ngay ñëw kii ñoom ñëpp médecin la ñu ñëwee waaye kii bopp lay faj kii tànk lay faj kii bëñ lay faj kii biir lay faj droit bi tamit noonu la demee dafa am ñoo xamante ni ñii fiscalité la ñu mën ñii constitution la ñu mën ñii droit des obligations la ñu mën ñii droit commercial ñii droit du travail léegi boo xoolee conseil constitutionnel ñi fay ñëw ñëpp du ñu ay spécialistes forcément constitution waaye nag ay juristes yu dëgër lañ yoo xam ne mën nañ interpréter tamit dafa am loo xamante ni dañ koy xool buñ noon du dañuy wàññi rek ni conseil constitutionnel nangami yoon la waroog nguur moo tax mu doon conseil constitutionnel bu baax
wala ñu ne nangami yoon la dëppoog nguur moo tax mu doon conseil constitutionnel bu bon déedéet kenn du ko xoolee noonu bu ñuy xool dañuy xool la muy atte ndax bu fekkee tamit état bi nekk na ci yoon conseil constitutionnel atte ni li état bi nekk yoon la kon conseil constitutionnel bu état bi dafay junni yoon lu yoon conseil constitutionnel mun na d'accord ak moom junni yoon kon ni ñu koy wàññee noonu ni ñu koy tegee noonu moo baaxul ni ñu tegee prémisse bi c'est-à-dire ni ñu poser problème bi moo baaxul liggéeyu conseil constitutionnel kenn du ko nattee ci ñaata yoon la waroo ak nguur dañuy xool ndax li muy atte rek tegu na ci yoon loolu rek la ñuy xool waaw man nag Ibrahima Thioune laa tudd waaw jërëjëf. waaw sama sëriñ ku ñu bind sa gàddaan ne mënoo wote moom doo wote loolu moom lu yomba tontu la. li nga wax li nga teg sa baaraam tamit lu am solo la mooy bu fekkee dañoo bari seen lim dafa bari loolu mën na fausser jeu démocratique bi waaye foofu tamit il faut ñu def ci ndànk ndax ñooñu nga xam ne seen carte d'identité bind nañ ci mënuñoo wote kenn sañu la mën a waat ni ñoom ñëpp Idrissa Seck la ñu àndal wala Khalifa Sall wala Ousmane Sonko. am na ci ñoo xamante ni tamit ci nguur gi ñi ànd ak nguur gi peut-être seen carte d'identité ci la bokk kon buy yàq kay ñëpp lay yàqal buy yàq ñëpp lay yàqal mais loolu moom faiblesse su administration bi parce que man yaakaar naa ni Sénégal toll nañ foo xamante ni waroo fi yeewoo am carte d'identité ñu naan la mënoo voté ñàkk nga mën a voté loolu moom faiblesse la waaye lañ cay jàngatee moo la ñu war a tey kenn waru cee jàngatee ni ñu comme ñooñu voté wuñu rek kon Macky Sall day gagné ndax ay nitam mën nañoo bokk ci ñooñu nga xamante ni amuñu carte d'identité léegi ñoom la ñuy def rek mooy bu ñu ubbiwaatee liste électorale yi ñu leen binduwaat. Contestation waaw am nañ ay recours parce que recours yi ñu am dañ koy am premier recours bi ñu am mooy auprès de l'autorité bi confectionné carte d'identité yi c'est-à-dire ñu ne leen saa yi ñun de dañ ne mënuñu wote lu tax ñu dem dinañ leen tontu mais bu fekkee ñu tëj ci liste électorale yi moom dañuy xaar ba ñu ubbiwaat liste électorale rek ñoom ñu mën a voter mën nañ sax dem ba saisir tribunal pour tribunal jox instruction administration pour mu inscrire leen ci liste électorale yi loolu tamit mën naa ne. waaw kay jërëjëf docteur Ibrahima yaakaar naa ñi doon déglu émission bi am nañ ci lu kawe njort doonte jeexagul docteur xam naa ban bés nga ñuy mayaat ñëw fii ñu àggale émission bi incha allah xam naa lii muy junj nag day doon li nga xam nit ñi dañu xam ni loolu moo ñuy xaar ci kanam docteur suba ak jàmm bu yàlla dogalee conseil constitutionnel génne liste nit ñi ñooy dem ci élection en tant que juriste en tant que ku xam droit en tant que Sénégal bu am yoonam en tant que Sénégal bu am léppam ci wàllu jumtukaay donte matal yombul lan moo war population bi ak lan moo gën a woyof ci ñoom ak lan moo gën ci sunu Sénégal suba dimanche conseil constitutionnel génne nit ñi ñooy candidat yu baax yi lan moo nu war moo xam neex nanu moo xam neexuñu en tant que juriste lan ngay laaye biir ñi nga xam ni ñu ngi lay déglu kon daa mel damaa njëkk loolu laaj bi ciy topp mi ngi ñëw waa kay laaj bi nga xam ni nag buñ amaatee jataay xam nga kañ la ko jot gi may moo xam suba la ci suba gi ci ngoon gi wala gannaaw suba mooy bëgg nañoo dugg nag ci en tant que gëstukat comme def nga communication ak yeneen en tant que juriste itam nga defal ñu nag benn jàngat ci candidat yi xam naa laaj bi mooy ubbi li jëm ci émission bee di ñëw docteur Ibrahima candidat yi nga xamante ni ñoo génnagut bu fekkee loolu dëgg na suba ak par rapport ak li ngay lire coalition yi commencé juddu réseaux sociaux yi ak président ak monde rural bi ak ay yenn liggéeyam kan moo am sens kan moo nuru ko am sens par rapport jàngat nii ci ne war naa mën a gañe ndax président de la république la bu boobaa danañ ñi lii ak lii tax na kon yeewee na mu gañe ndax Idriss Seck la ndax bu boobaa am na li mën a teg ñu yeewee na mu gañe wala nuru na ko ndax Ousmane Sonko la bu boobaa war nañ mën a tax ni yii ak yii moo tax ndax ma dikk ñaala ndax Issa Sall bu piir la
xam naa bu ñu waxee loolu danañ xam ni ëllëg kon danañ dugg ci point fort yi candidat yi liñ ci mën a xam ak seeni point faible incha allah ak yi ca war a topp yëpp soobee yàlla. naa boo noppee rek sa kàddu gu mujj waaye ñu lay wax ni ñu ngi lay sant docteur di la jéggalu ci temps bu gudd bi ñu jël ci yow en tant que liggéeykat war a dallu war a leneen waaye yow da ngaa bokk ci kër gi ñu ngi lay ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yow di wax ni alxaq saabit gépp man maa ngi lay sant ci seen tur di ñaan yàlla taxaw la yàlla sàmm la yàlla aar la ba fi nga bëgg àgg fépp nga àgg fa incha allah xam naa boo noppee rek mën nga tàggatoo incha allah ñu ngi jéglu bu baax ci guddal gi ak guddee gi yàlla fay la lii ku ne xam na ni doomu daara rek moo ko man muy en tant que kilifa nekk ñun ci groupe yi ci béréb yi ba ñu waxtu ak di ñu leeralal lii ci gratuitement te ku ne xam na dëgg yàlla wàllu yoon ku ci liggéeyloo nit lu mu néew la ngay jëflante ak moom donte avocat bi taxaw défendre la ci baar bi benn 30 minutes kon dañuy xam ne dañoo bokk waar moo tax. waaw sëñ Fallou waaw moom kay jot gi moom daanaka yéen a ko moom ndax ay nit moom bu ñu bokkee bëgg-bëgg bokku pas-pas lu waay bëgg ca moroomam rek dafa war a sotti kon kay dama lay wax ni saa su la soobee rek man maa ngi sa disposition pour ñu waxtaan ci lii ndax àdduna moom naka jekk ci xam-xam lay doxe àdduna naka jekk boroom xam-xam yi ñoo ko yor ñoo ko taaw léegi man dafa am loo xam ne mooy sama wax tey mooy sama wax suba mooy sama wax ginnaaw suba gis nga politique bii ak niñ koy defee Sénégal mi ngi tàmbalee tiital képp ku am xel ndax dëkk bi ci tàkk la jëm bu fekkente ni lii ñu ngi koy def maa ngi koy wax démb xaw ma barki démb fa naan bu ñuy laal li nga xamante ne moo taal dëkk yi ñu wër yëpp tàmmal nañ koo taal mooy mbirum waaso Rwanda 2 millions ngi nit dee nañ fa ndax lan ndax waaso Côte d'Ivoire 500,000 personnes dee nañ fa ndax affaire ivoire yi teg mooy waaso Libéria ay millions ngi nit dee nañ fa ndax affaire waaso jommuñu ay africain lañ ñun ay africain lañ ay jullit am na fa fii ay jullit am na fi kon la fa xew jommuñu fa li tax ñun boobu ba léegi loolu daluñu dañoo mësta laal loolu te tàmbali nañ koo laal wax yi commencé na ñaaw xastante commencé na bari kenn seetatu ci kersa kenn seetatu ci ngor kenn seetatu ci diine nu ma def rek ba téye sama nguur wala nu ma def rek ba kii ñàkk nguuram ma am ko loolu mooy wax ji fi ñu toll tembe bu ko defee ñuy xasante bu ko defee ñuy wàññante ay sutura bu ko defee lu ne rek lu ne rek fu mu gën a bone rek ñu xàccee ko fa teg ko ci derub gor soo xam ne am na ndey am baay ami mbokk ami ay doom wax yi tàmbalee ñaaw respecté tuñu kenn amatul kenn kuñ jox cër amatul lenn lu ñu jox cër joxatuñ cër kilifa diine yi joxatuñ cër sax diine gi ndax lii ñuy def nii ñiy woote seen bopp ay jullit wooroo naak li leen yonent sallallahu alayhi wasallam jàngal waaye ku ci taxaw di fëgg sa dënn naan man jullit piir laa waaye la ngay def buñ ko nantee ci àndaaru sharia natt ko ci àndaaru ihsaan nga daanu ñun téyetuñ sutura kersa amatul ay xale yu ndaw yu juddoogul ñooy saaga seeni moroom yi bàyyi ay mag ñoo xamante ne ay kilifa lañ ay mukallaf lañ waroon joxe exemple ñooy toog di def naka su dul noonu Sénégal yegg na foofu nga xamante ni ñi nga xamante ni moom yéen ñi nga xamante ni ñoo war a àtte comme niñ ko waxee woon rek am dugg nañ ci ay guuta yoo xamante ni booy xool ba xool yow booy juriste da ngay jékki-jékki sa xel tey donte di nga nangu ni droit la ñu wax waaye sa xel dina tey parce que li ko lal la parce que àdduna bi droit rek àttewu ko àdduna bi am droit da koy àtte gëm-gëm da koy àtte diine da koy àtte jamono da koy àtte économie da koy àtte li nga xam ne man moom laa bëgg wax mooy Sénégal nañu tey ndax bu Sénégal tàkkee ñun ñii lay tàkkal tàkkalul Macky Sall tàkkalul Idrissa Seck tàkkalul Ousmane Sonko ñun Sénégalais yi ñooy ñàkk
te bu ñu ñàkkee loolu ñàkk dañ lépp. nit ki bu fekkee dafa am loo war a ñàkk te mënul ñàkk nga ñàkk ci dara ñàkkal la gën a woyof waaye bu ñu xoolee li gën a diis ñu gën bëgg koo ñàkk muy sunu diine muy astaghfirullah azim muy sunu jàmm diine du fi amati dara du fi amati ay dañuy dem rek ba doon ay mala dellu ci asfala saafiliin googu sama borom di junj te asfala saafiliin googu nag du ay bàkkaar rek asfala saafiliin dëkk bu tas dëkk bu tasaaroo ba kenn amatu fa jàmm yegg nañ dëkk ba yegg na ci asfala saafiliin mooy la xew Libi xew Irak xew Afghanistan xew ci dëkk yooyu tàkk yëpp nga xamante ni nit mënatul sax wéyal ak ngorom nit mënatul wéyal diineem man daal sama xalaat mooy loolu. conseil constitutionnel lu mu mënti wax rek nañu jaar fi nga xamante ni yoon may nañu ko rek bu fekkente ni ànduñu ci ñu jaar ci waaye bu ñu jaral leneen lu dul loolu ndax ginnaaw politique rek la c'est-à-dire politique rek la naam politique am na solo lool ndax politique suñu dund suñu jàmm suñu santé suñu lekk suñu kaaraange ci la aju waaye suñu jàmm moom aju ci suñu jàmm ñu aju ci ñun sénégalais yi. waaw Sëriñ Fallou yéen rek a baax ndax nit ki moom bu sànkee jamonoom di la déglu te gënoo ko ëppoo ko xam-xam mu lay déglu di sàkku ci yow ay leeral booba nattu dal na la ak koo mën ci doon rek ku war a woyof ngay doon woyof goog moo lay may kéem la sa xel toll ak sa xam-xam nga wax ca di yaakaar nag ni li ma fi wax lu bari yànq na ci loolu xam naa ko ndax xam-xam bi ma tewu ko waaye di yaakaar ni njariñ juddu na ci ndax njariñ gi moom ma nga tàmbalee rek ca waxtaan ba mu sosoo àdduna moom ak lu ci munti toll bu waxtaan sosoo rek njariñ am ci laaj boobu nga laaj nag mooy laajub kandidaay waaw loolu dina doon waxtaan bu neex bu am solo lay doon boo xamante ni am na yenn nett yu ci mën a génn ci ay gis-gis maa ngi leen di sant yéen ñëpp waa Aqu Saabit ak sama mbokk yi la nekk ahlul xadis di la sant yow Serigne Fallou di sant Cheikh Baye moo ma may seen di sant Serigne Fallou sëñ Mbàkke Sylla ñoom Oustaz Mafari Ndiaye Mahamad Coy ma leen sant leen gërëm di sant ñoom professeur Galaye ak ñëpp ñi nga xamante ni ñu ngi yëngatu ci groupe WhatsApp yi te diine rek ñor leen nga xam ne wax ji dina toll foo xamante ni dina jaxasoo xol yi dina jóg waaye boo ko seetaatee rek diine rek moo leen ñor ndax gis nga nit ki bu fekkee dara da koo ñor donte dafa juum bu koy wax day mel ni ku ne ci dëgg waxee ko xol waxee ko fulla waxee ko fayda waaye ñu jàppee ko ni àdduna moo nekk lool rek dellu ci waxu imam Shafi ga ni dëgg gi moom génnee sama làmmiñ bi yokkul dara ci dëgg li ko soxal ci waxtaan wi rek mooy na dëgg génn ak fu mu mën a génne kon maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di sàkku ci ñëpp ñaan jërëjëf. salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. waa Alxaqu Saabit ñu ngi leen di leen ziar di ñaanal ñëpp jàmm te di ko sàkku ci yéen xam naa suñu jotaay keroog ba ak fi ñu taxawal woon yëgoon ngeen ni desoon na kon xam naa docteur Ibrahima mi ngi ci waajtaay fii ak ay quelques minutes rek à peu près fii ak 21h15 xañ na mu noppi ñu ñëw mottali nga desoon ci jotaay bi incha allah ngeen di nuyu di leen ziar. auzu billahi min ashaytaan rajim bismillahi arrahmani arrahim alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafi almursalin sayidina wa mawlana muhammad wa ala alihi wa sahbihi alkiram. rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. innama al a'malu binniyati mbokk yi nga xamante ni yéen a ngi bàyyi xel kër gi ak jataay bi ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di ziar di leen ñaanal jàmm bu baax a baax te di ko sàkku ci yéen. seen émission doxantu ngeen ci ànd ak Fallou Sylla ku ne xam na ne jataayu keroog bi dafa desoon ñu diggee woon ni daañ ñëw fi jéem a àggale rawatina bu candidature yi génnee
doxantu demoon fële ci saw fekkoon docteur Ibrahima mu àndoon ak ñun ci waxtaan wu am solo woo xamante ni ginnaaw waxtaan li ma jot ci ay nit ñu di ko rafetlu ak di ko sant ak ñaanal bari na ñu bëree itam wax ni tax nañu xam lu ñu xamut woon kon ñu ngi sant docteur bu baax a baax ci yitte ji mu jox kër gi ak jataay bi te loolu lépp liñ ci bëgg mooy ak liñ ci yéene am ci ngërëmul yàlla ndax nit ki lépp lu muy def war na caa yéene jàmm yàlla te fas yéene nit ñi xam fu ñu teg seen tànk waaye jàmm am ci am réew waaye nit ñi tànn seen kemtalaayal xam loolu itam lu am solo la ñu ngi ko ci sant bu baax a baax xam naa docteur ñu ngi lay nuyu di sàkk nga nuyoo ñu continuer jotaay bi yaakaar naa ñi ngi tegoon suñu baaraam ci conseil constitutionnel ndax séntu woon nañ mu génne ñi mu dugaloon mu génne ci kenn ndax loolu mën naa ne bokk ndax loolu mën naa ne waaw ci droit loolu mën naa ne bu fekkee xool nañ kenn gis ni war naa génn kon liñ jàpp mooy li sa suñu sartu réew li mu maye mooy ñi mu bàyyi ñu dem sart réew mi daf leen a bàyyi ñu dem moo leen may ñu dem ndax liñ doon laaj ngir ñu mën a nekk candidat matal nañ ko ñi ñu téye itam sartu réew mi moo leen téye parce que ñi yor sartu réew mi moo wax ne ñii ak ñii lii moo tax mataluñ ma laajoon itam docteur Ibrahima ndax manees naa séentu kaneen ku bokkoon ci candidat yi bokkaat maanaam ku ñu génne woon dugal ko mu ni ma déedéet liste bii moom dañ koy maintenir dañ koy wéyal wala ñu soppi ko bu fekkee am nañ ku ñu xool xam ni warut jàll kon xool nañ ñooñu ñoo war a jàll ci des liñ mën a jàpp te mën a indi stabilité ci réew mi mooy ni ñooñu mënuñoo jàll kon xam naa fi ñuy doore tey mooy jéem a waxtaan ci candidat yi waaye dañuy bàyyi docteur mu nuyoo ba noppi incha allah tey nag bu ñu doxalee tuuti rek dañuy ubbi jotaay bi ñëpp ànd koog ñun incha allah xam naa ñiy déglu vocal yi bu ñu déggee ñu danañ amal danañ bu ñu war a ubbi ligne bi rek danañ indi benn signe dañu indi ab téléphone ñu xam ni kon ko am looy laaj mën ngaa dugg laaj ko incha allah docteur bismillah maa ngi jégalu nag ci vocal bu gudd bi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وحق الثابت. waaw Serigne Fallou maa ngi lay jaajëfe ci dalal bi ngeen ñu dalal ndax comme ni ma koy waxee rek du ëpp xam-xam wala gën fi wala dara waaye am yaakaar goo xamante ni jëmale nga ko ci man ngir am ay laaj yoo xamante ni njort nga ni war naa cee mën a tontu ñuy ñaan sa borom nga xamante ni moom mooy aji xamaa kon gi mu rafetal xalaat yi ñu fi war a indi di ko ñaan mu dëgëral ñu ci te may ñu ci li ñu ci yéene di ñaan yàlla la nga ca ñaan ni ñu def ko jaamu yàlla yàlla na ko yàlla nangulee nit jaamu yàlla kéem la mu dige woon ci kuy sàkku xam-xam te fii jàpp nañ ni bërëb bu sàkku xam-xam te ñun sax xam-xam dañ ko fiy sàkku waaw léegi maa ngi toog di déglu ñu ñëw ci laaj yi ndax introduction bi tawhid bi nii am na muxaddima bi moom am na solo léegi maa ngi xaar ñu xool nan ngay tàmbalee ci laaj yi ñu xool nuñ ci mën a tontoo jërëjëf Serigne Fallou. waaw Serigne Fallou jërëjëf ci sa laaj bi ngay laaj lan mooy campagne électorale ak lu tax pré campagne bi nii ñu tëj rajo yeeg télé yi médias yi daal en général pour mën a xaar ba campagne bi tàmbali. waaw loolu dañu war a xam ni mbir buñ koy laaj bu mbir amee nit soxla ko ay nit soxla ko
am mbooloo mu ko war a joxe dafay yell nit ñoo ko soxla dem ca mbooloo mi nga xamante ni ñoo koy joxe ñu wax leen ñoom lu tax ñu soxla ko te buñ leen ko joxee nan lañ koy yoree. léegi nag comme mbirum réew la nga xamante ni mbir réew lu am solo la dafa am jamono joo xamante ni mooy jamono gi ñuy bi nga xam ne mooy jiitu élection bi ñu may leen ñu wër nit ñi dem wax leen ñoom ñooy ñan, ñoom li ñu yor lan la, ñoom li ñuy laaj nan lañ ko war a yoree, maanaam présenter leen seen campagne ngir convaincre nit ñi. ndax démocratie noonu la, xam nga jiite wax naa ko keroog dafa am bu ñu nekkee ci république mooy foo dëkk boo xamante ni kay jiite dañ koy fal, du jiit ba du lu muy donnante ci doom ak baay. bu fekkee kay jiite dañ koy fal, pal googu ña koy fal faw ñu xam kii lu tax ñu war koo fal. pour ñu xam lu tax ñu war koo fal nag faw mu dem ci nit ñi ñu wax ko, ñu wax nangam ak nangam. bu doon foo xamante ni nit day doon baayam nekk buur, foofu moom campagne électorale amu fa yoon, parce que pal gi amatul problème parce que waa ji jiitu na. bu ñu xamee tamit pal gi ni muy demee mi ngi mel ni sunu tarixa yi ni nga xamante ni bu fi diw sàngam jógee xam nañ diw sàngam ba fay toog, campagne électorale dafa am yoon. kon campagne électorale mi ngi am ci bu élection amee lu mbooloo yor war ko jox ay nit ñu bari bëgg ko, faw ñu dem ci nit ñooñu wax leen li ñuy def. beneen bi mooy période pré campagne bi nii jamono dafa dox, bi bu doxee dem ba média bari doole lool ci àdduna, nakam journal wala rajo wala télé, léegi sax internet dugg na ci, waaye loi bi moom muraalu internet. bi ñu demee ba pouvoir boobu ñuy wax presse am doole, ñu xam ni instrument d'influence la, ñu ne waa def leen ndànk, il faut bu ñu demee ci campagne électorale ngir ñëpp yem, ñu yemale leen ku nekk temps bi ngay wax. waaye tamit il faut campagne électorale comme lu sérieux la defu dëkk la, ñu waajal ko. léegi ñu ne campagne électorale bi dafa am benn période bu koy jiitu bu ñuy wax période pré-électorale, boo xam ne dañuy tere yëngu-yëngu politique. ku nekk na dem waaj li nga xamante ni moom la nar a wax nit ñi ci campagne électorale ngir jëm ci élection bi. bu ko defee bu campagne bi jamono jooju doo mën a influencer vote bi, c'est-à-dire doo mën a utiliser presse bi pour influencer vote bi, parce que dañu jàpp ni presse bien que contre pouvoir la, waaye instrument de manipulation de masse la, loo xamante ne nit bu ko yoree war na mën a influencer nit ñi, war na mën a influencer opinion bi. foofu sax dama fay def benn taxaw seetlu bu ndaw, parce que gis nga presse ni ñu ko tërgee Sénégal sax dafa bon. gis nga démocratie yu mag a mag yi mayuñu kenn mu am télé, am rajo, am journal, mayuñu ko kenn. waaye Sénégal ñun suñu démocratie dafa yànq ba nit mën naa am télé, am rajo, am journal, parce que loolu da ngay am doole boo xamante ni da ngay mën a manipuler nit ñi, da ngay mën a wax loo xamante ni nit ñi dinañ ko gëm doonte du dëgg. léegi même bu fekkee droit may na droit de réponse, yow booy tontu dañ koy def ci biir benn page boo xam ne kenn du ko gis, ko te lay yàqu na ba pare. moo tax contrôle de la presse boobu ñu teg benn organe bu tudd CNRA, Conseil national de régulation de l'audiovisuel, pour mu saytu loolu. kon loolu mooy pré campagne. kon wax nañ lii campagne électorale ak lii pré campagne. waaw Serigne Fallou, gis nga dafa am benn yànq-yànq bu nekk ci sunu démocratie, mais dama la koy wax li ni mu demee. gis nga Macky Sall ba fii ak ñuy proclamer résultats yi di wax ki gagné, ba kii gagné di prêter serment moom mooy président Sénégal. léegi dafa am ñaari qualité yu nekk ci moom, président Sénégal la mais également candidat la. léegi bu nekkee président Sénégal am na ay loo xamante ni président Sénégal moo ko war a doxal, moom muy continuer di ko doxal en tant que président, mais dafa nekk président nekk candidat. foofu tamit dafa am benn lu ñu fa war a seet. bu fekkente ne dañu nekk ci jamono boo xam ne dañu tere ñëpp ñu def ay activité politique, moom mu am loo xam ne jëmmi li mu nekk président moo ko may, mu continuer di ko def, waaye bu ci raxee activité politique, foofa dafa am lu ñuy wax
fraude à la loi la ko mën tuddee sax moom la droit yi wax mooy jëf ji boo ko àttee amul lent lu ci yànq ci lettre droit bi waaye boo xóotalee ci esprit droit bi foofu dafa waroo ak esprit droit bi parce que jamono jii nga xamante ni mi ngi góor di inaugurer ay mbir en même temps wax conseil constitutionnel nangu na candidature kon candidat la te boo gisee boo seetloo bu baax lii nga xam ne mi ngi koy def di inaugurer affaire def ci laxasaale politique parce que ay manifestation yu mag lay doon ñëpp ñëw tàccu am ñu koy diffuser ci télévision bi kon foofu am na égalité bi nga xam ne moom lañ soxla woon ci candidat yëpp foofu am na problème mais dafa am dañu mënta def deneen c'est-à-dire dafa am loo xam ne mënuñu ko def c'est-à-dire li ñu mënta def mooy président de la république li moom dañ ko faloon pour juróom-ñaari at te du summi pal googu ñu ko faloon li feek faluñu keneen kon moom mooy kon ne nekk président de la république looloo tax muy def inauguration yi mais loolu mooy loolu la ñuy wax la lettre de la loi parce que loi moom dafa am biir ak biti gi mooy araf yi liñ bind nga xam ne ndax Macky Sall bi ñu koy respecté waaw ni ngi respecté araf yi waaye biir gi li nga xamante ni mooy laltaayu loi bi nga xam ne esprit bi ñu ko defee loolu boo ko analyser de ce point de vue là dafay amug woroo. waa kay jërëjëf docteur Ibrahima loolu leer na docteur dafay mel ni waxtaan ak borom xam-xam moom léeg-léeg day neex rawatina boo fekkee yaa ngi déglu tey xalaat ba tax léeg-léeg sa avancé daf may jafe parce que saa boo waxee ab laaj dañuy juddoo boo xamante ni du neex romb docteur kon laaj bi mooy suñu sart réew mii ak suñu loi réew bi ndax jotul ñu tëggaat ko ngir démocratie gën a jëm kanam ndax it nag ndax réew yeneen yi lii fi am moo fa am nga xam ne bu boobaa président nekk candidat donte mooy président sëñ naa jóg di campagne ndax amul yeneen réew yi def leneen lu bokkut ak lii te ñu gis ne loolu moo gën ñu war koo roy bu fekkee waaw ndax kon suñu sart réew mii ak suñu loi yi li suñu démocratie àggagut fenn moo tax àggagu fi wala lu ñu war a tëggaat la démocratie àgg na fa. beneen laaj bi mooy yaakaar naa xam nga ko juju sax waaye ngir leeral am mbokk sàkku na ko donte am na ci loo xam laaj naa ko mooy ndax site internet yi ndax sañ nañ loolu ñoom maanaam ñoom bokkuñu ci média daal bokkuñu ci télé ak rajo ndax juñu nga internet ndax kon ñoom sañ nañoo wane candidat wala ay déclaration ak yooyu site internet yi ñoom dañ ko sañ waaw wala déet loolu bëgg nañ nga leeral ñu ko ndax it candidat bi sañ naa meeting même bu fekkee dañ ko tere ndax moom sañ naa meeting nga xam ni du question ni rajo yi daa mel ni kon rajo yi lañ tere waaye nit ki sañ naa meeting ndax loolu ndax dañoo gis ni ki ñëw Ousmane Sonko defoon na benn meeting fële ca place de l'Obélisque yi jublu woon ci leeral ay tuuma ak leeral lu mu waxoon loolu itam ndax lu mu sañoon la wala déet. waaw Serigne Fallou gis nga démocratie liggéeyu nit la dafay toll ni saa yu ñu yeggee fenn rek dafa am lu ñu war a defal parce que lu monde parfait moo amul fii ci suuf démocratie liggéey la boo xamante ni dañ cee war a nekk chaque jour di ko defaraat chaque jour di ko defaraat chaque jour di ko defaraat